asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu seen teewaay tey jii ci point de presse bi nga xam ne nii ñu ngi koy def ci turu jeunesse Benno Bokk Yaakaar ñu ngi wax ne tey jii jeunesse Benno Bokk Yaakaar dañoo dajaloo woon def ndogu de solidarité pour woote booloo ci suñu biir mais il se trouve que ne bi ñuy def conférence de presse bi le camarade Meïssa dafa bëggoon ñëw mu saboté ko te loolu duñ ko nungu ndax mënuñoo nungu tey jii bu fekkee ne président dafa tànn ki mu tànn teg ko ci dëkk bi ne ko mu defal ko local yow nga bokk ci Benno Bokk Yaakaar nekk jeunesse bi suivre discipline de parti nga aw feneen toog ba mu neex la nga bëgg a ñëw ñuy def suñu conférence de presse nga ne tey da nga koy ñëw di ko yàq loolu duñu ko nangu. maa ngi remercier jeunesse bi nga xam ne nii dañu nekk sama ginnaaw nekk ci ginnaaw le coordonnateur Lamine Gueye pare pour jàppale ko ci législative yi nga xam ne nii dafay ñëw bu ñu xoolee li nga xam ne nii Lamine daf ko amoon ba léegi mi ngi fi Lamine li mu amoon ba léegi mi ngi fi te dafa gën a yokku sax détermination bi ngeen àndal jeunesse bi man kontaan naa ci tey jii ndogu li ngeen def nit ñi bëri nañ trop vraiment ñëpp ndogu nañ ci jàmm ñuy woote nag képp koo xam ne nii bëgg naa ànd ñu liggéey ci jàmm ñu liggéey ci jàmm man ñi nga xam ne nii nag ñoo nekk ci dëkk bi dugguñu génnuñu di def ñaari tànk teg fii sa tànk loolu moom duñu ko nungu ànd dafay France bëgg nañoo ànd mais bu ñuy ànd dañuy ànd ak ñi nga xam ne nii bëgg nañoo ànd ak ñun le coordonnateur de Benno Bokk Yaakaar ici à Khombole c'est Mamadou Lamine Gueye loolu ba président waxee moom moo nekk di liggéeyal président bu yàgg ba léegi discipline de parti moo ko fi mës a suivre tey jii duñu nungu ñoo xam ne nii amuñu kilifa ndax ba kilifa gi waxee topp ñu ko ba pare taxaw fee di woote dara loo xam ne nii Benno Bokk Yaakaar da koy wax li ñuy def mooy lan ku bëgg a ànd ak ñun na ñëw topp ci ginnaaw Mamadou Lamine Gueye ku bëgg a ànd ak ñun na ñëw topp ci ginnaaw Gallo Gueye bi nga xam ne nii moo jiite jeunesse bi loolu moo fi am ndax tey jii ndaw da ngay am kilifa mooy lan sa kilifa bu la waxee defal lii nga def loola mais sa kilifa wax nga dem aw fa la neex ba pare tey jii ngay ñëw di réclamer naan man maay coordonnateur des jeunes loolu du fi amee ñun la jeunesse de Lamine Gueye la jeunesse de Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp ñi ngi ci ginnaaw coordonnateur Lamine Gueye di ko remercier nag tey jii ndogu bi nga xam ne nii def nañ ko fii yëpp moom moo ko financé dërëmu kenn dugg fi lépp dërëmam la moom moo ko financé di remercier jeunesse bi nga xam ne nii ñoom lañ ci àndaloon di remercier ñëpp yéen journalistes yi ñu leen di remercier bu baax a baax di leen wax rek ne suba activités yi dafay continuer ndax dañoo am journée des daara bu subaa am na taxawaay boo xam ne nii jeunesse bi war na ko faa am ma leen di woo yéen ñëpp bu subaa journée des daara bi ngeen ñëw si asalaamaaleykum wa rahmatullah. concernant les élections législatives ban message nga ko mën a wax. élection législative yi fii Benno Bokk Yaakaar ñu ngi woo ñëpp dans l'unité ñun unité la ñu bëgg parce que bëgguñu tamit di xajaloo président bëggu ko sax kon donc ñun suñuy woote unité bi si ñun la war a jiitu ñun la jeunesse mais tamit duñu nungul loo xam ne nii parce que ndaw day am kilifa man foofu rek laa ko teg ndaw day am kilifa ñun bi président wootee ne tànn na Lamine Gueye dañoo dem topp si ginnaawam liggéey ba yàlla may ñu lu ñuy may kii war a gañe dëkk bi teewut topp nañ ci discipline de parti kon donc tey jii législative yi di ñëw am na ay activités yu bëri yoo xam ne nii préparé nañ ko pour def ko ngir Benno Bokk Yaakaar gañ à Khombole te gañ boobu noonu jeunesse bi laa bëgg ñu jiitu ci jeunesse bi laa bëgg ñu ëpp ci li nga xam ne nii Benno moo ko war a gañe fii si Khombole te beneen bi mooy lan damay lancer un appel au président de la République que ne Khombole war nañu gis seen bopp ci liste législative yi di ñëw ni liste député yi maa ngi leen di remercier bu baax. mais tey tamit est-ce que lii tamit nekkul que ne dina mën a yàqal côté Macky Sall ci benn côté. mooy lan. mooy tey ni nga xam te ne moom la affaire bi demee nii ñàkk a waxtaan bi daal. non waxtaan am na waxtaan moo waral tey ñëpp ñëw. may remercier la jeunesse de AT muy Abdoulaye Tine ñoom ñëw nañ ci ndogu bi
à travers Amadou Diagne ak kii Ousmane Dione ñoom Yaama Gueye ñoom ñëpp ñëw nañ muy jeunesse su tamit ci beneen côté bi kon cela veut dire unité bi ñuy woote ñi ngi ci ndax bi ñu amee initiative def bii def ndogu lii woo nañ ñëpp woo nañ même la jeunesse de réew mi woo nañ leen kon cela veut dire bennoo bi moom la ñuy dund moom la ñu gëm mais tamit mënuñu nungu si boppam laa nii ba président waxee nga aw fële ñëw tey jii bëgg a ñëw tawaat na da ngay jiite loolu duñu ko nungu ba dem ba gis des différends entre jeunes est-ce que Benno Bokk Yaakaar boobu ngeen di woote du ngeen ko jéem a prôner entre jeunes pour appeler tous les jeunes de Khombole à ce que ñu revenir de meilleurs sentiments à de meilleurs sentiments ñu lay laaj en tant que président yow loo ci xam. mais fii daanaka xewu fii parce que boo xoolee jeunesse bi yëpp ñu ngi fii tey jii teew na tey jeunesse bi yëpp daanaka ñu ngi fii teew na te dañuy gën a woo ñëpp ñu ñëw appel à l'unité ndax ñun booloo moo ñu gënal booloo nekk benn moo ñu gënal ngir élection yi di ñëw ñu am ko loolu sax moo tax ñu woote ndogu lii mais bu fekk booloo nag day fekk nga booloom ñi nga xam ne ni bëgg nañu booloo loolu mooy vrai bëgg booloo mais boo tey jii boo ñëwee dugal bopp rocci làmmiñ loolu duñu ko nungu Francis dafa war a am ci collaboration boo mën di gis loolu la léegi nag ñi ngi woo jeunesse bi yëpp ñu ñëw liggéey au niveau de Benno Bokk Yaakaar pour les élections yi législatives yii di ñëw ñu gagné ko Khombole gagné ak ngañaay lu rëy. mais lii ñu gis nii entre jeunes ça se passe mais est-ce que yéen a ngi déggal seen leaders yi en réalité. déggal suñu leader moo tax lu mel nii ñu organiser ko ñu organiser ndogu bi pour mën a woo jeunesse bi yëpp bërki démb maa ngi ni université laa dem pour dimbali étudiants yi nga xam ne nii dañoo nekk foofu étudiant xomboluwaay yi ci turu coordinateur Benno Bokk Yaakaar Mamadou Lamine Gueye. cela veut dire que unité bi ñi ngi ciy dox suba ñi ngi ciy dox guddi ñi ngi ciy dox ngoon ku ñu xam ne xamewoo ñu histoire lu ñu gëm mooy am kilifa topp kilifa bi gëm ko lu mu wax ñu def ko. ñi ngi ko njëkkee ci président Macky Sall teg ko ci Lamine Gueye le coordonnateur de Benno Bokk Yaakaar ici à Khombole kon unité boobu moom rek la ñuy woote. keroog dañu gis par exemple ci organisation conférence bi amoon en ñu gis tous les ténors de Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp ñu ñëw fi ñu gis ci à travers Augustin Tine ñu gis ci Abdou Mbow ils ont même fait un appel ci maire bi nga xamante ni moom mooy le maire entrant muy monsieur Magaye Boye est-ce que tey jii appel boobu mu def est-ce que vous êtes prêts à réellement collaborer en amont. collaboration boobu moom force dafay am bu fekkee ne Benno Bokk Yaakaar bi bëgg na gagner fii à Khombole loolu ñun loolu la ñuy wootee moom la ñuy prôné nekkuñu pour di xàjjale pour di kii nii mais ce qui est sûr mooy ci côté ndaw yi mënul bokk ak côté leader yi ñoom seen biir ñi ngi seen sumbul ñi ngi koy mooñ ci seen biir mais côté ndaw yi moom ci boppam laa ni ñoo koy lijjanti suñu bopp ba mu saf-saf ñun ñoo koy lijjanti suñu bopp mais unité la ñu bëgg unité la ñu bëgg mais côté leader yi loolu le coordonnateur Benno Bokk Yaakaar ñu ngi koy mi ngi woo ñëpp te j'espère bien très bientôt di nga gis ñoom ñëpp dina retrouver wu pour waxtaan te j'espère que ñoom bu ñu waxtaanee ba juboo dina wàcc si ba si ñun ñii si ndaw ñi waaw problème gisuma ko fii mais li ñu dul nangu mooy nit da ngay am kilifa mënoo ne tey jii sa kilifa wax na pour nga ànd ci lii àndoo ca ba pare loola jeex nga bëgg a taxaw nii ñëw ne da ngay woote benn responsabilité si benn poste de responsabilité fii si jeunesse bi gars yi duñu ko nangu ñii tey xam nga sax duñu ko nangu